bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yi ñuy seetaan noo ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan ci jàkkaarloo gi ngeen jàkkaarloog seen télévision Futur Média nuyu bu baax a baax kilifa diine yi kilifa aada yi ñaanal leen gudd fan bu ànd ak wér yàlla yàggal leen fi lool te mu ànd ak wér macha allah daal di dugg itam ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi. di masalu malade yi fa nekk ñaan yàlla mu yëkkati leen te bañ a tëral kenn acteur de la santé itam yal na yàlla taxawu leen bu baax a baax ba lépp loo xam ne rek ñu ngi koy namm ci malade yi saa su ne yàlla defal leen ko ñu daal dee jubal nag dugg ci biir prison yi di nemmeeku ñi fa nekk ñaanal leen yàlla ñu gaaw a mucc gaaw a jóge foofu macha allah nattu du wees te ku ne ci àdduna ku ne di nga ñam ci fi am muy yu neex yi di yu naqar yi yàlla dana la ko teg waaye boo ko jàppee moom sunu borom rek incha allah lépp dana yomb ñu ngi ñaanal ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yàlla na ko yàlla yokk macha allah yàlla yërëmal ñu sunuy wayjur yàlla tas ñu ci barke mag ñu baax ñi sunu wasila yooyu macha allah yàlla na yàlla yóbbu leen ñoom ñëpp aljana ñu ngi taxaw itam ci wetu képp koo xam ne rek jamono ji da nga nekk ci tiis ak itam ñi nga xam ne ñu ngi ci mbënd mi ñu ngi bokk tiis wi ak naqar bi ak ñoom macha allah ngeen di seetaan seen émission wareef mën a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 bu ko defee ci wàllu location la ñuy waxtaan ñii nee nañu cher na ñii nee nañu borom kër yee ko cheral ñii nee nañu agence yee ko cheral ñii nee nañu état bi moo deful la mu war a def ndax bu defoon la mu war a def amaan na ku ci nekk dana xam place am ba nga xam ne coono bi du bare te location dana yemb ci kaw loolu maa ngi ànd ak Ndoye Bane ñuy kontaan loolu saa su ne di feggoog moom bokk ak moom plateau bi tey nag ñu am gan goo xam ne gan la boo xam ne bu dikkee rek incha allah moom itam dina indi ay leeral ci li nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee muy madame Rokhaya Sarr madame Guèye laa koy wooyee ñu kontaan lool ci dalal ko waaye laataay lenn damay jox Ndoye Bane kàddu gi di ko wax salaamaaleykum. waaleykum salaam Eva ñu ngi lay nuyu di nuyu gan gi di ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi. di ci jiital sunu Serigne Bassirou Abdoul Khadr. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin di ziar waa Pire Sénégal yëpp sunu xalifa Serigne Mansour Cissé. ak sëñ Maodo Cissé ak notable yi ca dëkk ba yëpp. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax xam naa gan ngaa ngi may fixé rek naan Ndoye mi woon avant émission bi ak Ndoye bi dafa wute. waaye mooy Ndoye la ci bii boor ak ci bee boor rek. waaw bu ko dara jaaxal lu mu gis rek xamal ni seen Ndoye. xam nga nee naa la nag jotaayu juróomi minute boo ca toogee rek da nga xam ki nga toogal kan la te man natt naa ko nand naa ko waaw xam naa ne du la ca ba madame Guèye salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñuy fàttali téléspectateurs yi ne waa FACIS ñoo la fi yebal nga dikk ci seen ñu jiital la nga ñëw war a waxtaanee li nga xam ne mooy luwaas bu ñu waxee nag FACIS mooy fédération bi agence yi ak courtier yi. waaw di l'immobilier. fédération bi nga xam ne moo ëmb agence yi ak courtier yi mangoog voilà. ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu immobilier fii ci Sénégal voilà. très bien bienvenue. merci Eva. salaamaaleykum Eva. jërëjëf. salaamaaleykum Ndoye Bane. maa ngi nuyu ñëpp. nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp ñu may seetaan. dëgg la voilà. nee nañu loyer bi cher na nee nañu waa agence yee ko yokk nee nañu état bee deful li mu war a def lan ngay njëkk a duggee yow. li may njëkk a duggee mooy nangu ni loyer yi moom cher na. dëgg la loyer yi moom cher na moom. mais nag. loyer bi lu ko cheral. lu yëngu lu ne. am na lu ko yëngal. jeex na tàkk loolu mooy wax bi. loyer yi moom cher na. mais bu ñu xuusee ba ci biir. dinañ détailler. lu tax loyer bi cher. dëgg la voilà. ngay tabax itam cher na. yooyu yëpp dinañ ko laal. ndax du loyer bi rek moom moo cher lu ko wër yëpp la. dëgg la waaw lu ko wër yëpp la. kon nag sa baa doole bee ciy sonn rek. kon dikkuñu rek loyer bi cher. mbokki téléspectateur bi jàkkaarloog ñun amaan na dangaa loué wala dañu laa loué xaw ma nu ñu koy waxee kii bailleur la kii locataire la seen diggante waroon a nekk nag diggante bu facile waaye nag léegi saay ak jafe-jafe jamono lu ne da ci am rawatina nag ci contexte bi ñu nekk muy contexte corona bi nga xam ne mooy Covid 19 bi mu dikkee dafa indi coppite yu bare macha allah ci biir àdduna bi am na ñoo xam ne daan nañu am salaire mën a fay seen kër coow du ca am fu mu toll nii nag ci ay jafe-jafe la ñu ne ba tax na boo demee
fële ca tribunal daal xam naa ne bu ma ko laajoon maître Fatima Sall dana ma ne ahankay maître Pape Jean Sey maître Djibi Diallo ñooñu ñëpp dinañ ñu ne ahankay Eva li nga wax lu am la ndax fii dossier yee ngi fi ne fi gaañ Ndoye Bane jafe-jafe daal ñu ngi ci wàllu loi yi. waaw moom la Sénégalais yëpp di dund li mooy doon ubbee fan yii yëpp laay ubbee di ko tëjee état bi na xam ne askan wi sonn nañ ci location bi. borom kër yi bailleurs yi dañ xam ne askan wi seen dëkkandoo yi ñi ñu bokkal seen mbokku sénégalais yi sonn nañ trop ci location bi agence yi tamit nañ xam ne seen moromu sénégalais yi sonn nañ trop te ku leen jàppale ñu jël sama classe gi nga xam ni ci dañoo fay location bay niroog location metti na trop ak ñi nga xam ni maa leen tane ak ñi nga xam ne ñoo ma tane. dëgg la soxna si nee na location bi cher na dina wax lan moo tax mu cher li ko wër lépp a cher li ko wër lépp locataire bi bokku ci état la bailleur bi ak agence bi ñoom ñett ñoo wër location bi Ndoye Bane ñëw nag war a louer état bi su jëlee ay taxam teg borom kër gi dem banque leb xaalis wala mu am xaalis boppam tabax nu mu tudd jox ko agence ba jël ko teg ca lam cay teg lépp fu war a këppu ci kaw ki nga xam ne moom moo loué borom kër gi nag bëgg a encaisser xaalisam bi nga xam ne moom la leb banque ci nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a gaawee pour teel cee génn ba nu mu tudd agence bi tamit daal ni man dama am charge dama loué yor ay employé di fay courant di fay ndox loolu lépp ñu këpp war ko teg ci ki nga xam Ndoye Bane mi loué kër wala Eva mi loué wala Babacar mi loué loolu dina metti naka la ñuy dem mën a def pour teggi ko loolu lépp xam naa ne soxna si dina ñëw dina ko détaillé ak li nga xam ne moom te et puis li xew léegi il faut waa agence bi gannaaw ñu ngi fi bulletin de salaire yi ñenn ñi di laaj fuñ ko teg 4 mois temps yee passé daaw jéeg ak ay daaw 3 mois la woon man ne yàgg naa loué kenn mosuma laaj 4 mois te 4 mois defe naa ni kenn ñëwuma koo laaj mais 3 mois sax c'est acceptable nit ñi dañ koy joxe mais malgré 3 mois tey jii benn agent bu nekkoon ci benn agence ma ñëw bëgg a loué fenn mu laaj ma loo xam ne dama ne ko yow ci agence bi ngay léegi man ko yow lii nga may laaj pour ma jox ko agence bi yow mënoo ko yow mii dama ko laaj mënoo joxe sax 2 mois wala 3 mois mais pourquoi nga jàkkaarloo man sénégalais bi man génnuma dewuma fenn fii ci réew mi laa nekk di liggéey di fayee ko weer wu dee nga bëgg maa laaj ma war a loué 150 000 nga bëgg ma cee laaj 4 mois et xam nga lan mooy 4 mois. très bien est-ce que du yenn agence yi wala yenn courtier yi wala yenn bailleurs yi ñooy pousse nit ki pour mu dem triande ji wala def na ko su du noonu pour mën a rek am fu mu dugal njabootam. est-ce que agence yi dinañ xalaat loolu est-ce que bailleurs yi tamit dinañ xalaat loolu. très bien Ndoye Bane jërëjëf kontaan nañu loolu ci laaj boobu nga ko laaj. bëggoon nañu xam tam ci sunu laaj bu ndaw kan mooy courtier. courtier Eva mooy ki nga xamante ni day monnaie ay talent rek mooy ki nga xamante ni day jaay ay service am courtier parce que tamit jamono bi neexul bu fekkee ni liggéeyuloo tamit defuloo dara bu fekkee ni mën nga jaay say service c'est-à-dire yow tey Eva da ngay liggéey sa borom kër di liggéey amu leen jot ngeen soxla logement xam nga mënu leen xëy bàyyi seen liggéey dem di wëri li ci seen bopp logement bu boobaa da ngeen di wut courtier bu leen ko wutal wala agence loolu rek mooy wax bi kooku nag moom mooy dem xam say critères xam li nga bëgg dem wërali la d'accord waaw mën na jël la tout le temps qu'il faut mën na duñ koy xeeb mais du un simple coup de fil des fois da ngay nekk ak benn client durant 1 mois di wër soog a am wala doo am mu jàll ci beneen agence xam nga liggéey bu metti la dinañ gën a waxtaan ak ñoom nag ñu gën a ndax li ma la bëggoon laaj bokk na ci ndax courtier yooyu dañoo am formation boo xam ne dañu koy def balaa ñoo dikk rek na ñoom courtier lañu fi mu ne nag ñun ci loolu la ñu nekk waa FACIS ñu ngi commencé lu yàggul dara dinañ commencé ay formation yoo xamante ni dinañ former ay courtier dinañ former ay ñu nekk ci agence te amuñu formation bi war ñu wax ñi nga xam ni duñoo war a ñëw def métier bi. dëgg la ñoo ñëpp loolu yëpp ñu ngi ciy di gisee ci suñu biir di def ay atelier di xool daal naka la ñuy assainir milieu bi
waaw comme milieu yëpp. comme milieu yëpp waaw comme milieu yëpp xam nga comme milieu yëpp foo dem rek am na ñoo xamante ni moom li ñuy wax ci olof daal. ñooy yàq métier bi. ñun nag loolu mooy suñu liggéey fi mu ne FACIS ça va pas être facile mais ñu ngi ci def suñu kéemtalaayu kàttan ba te bi fédération bi juddoog léegi gis na ni yu bëri wàññeeku na. très bien waaw yu bëri waaw. li ma ko bëgg a laaj mooy FACIS. fédération agence yi nga xam ne ñoo ko ci ay sénégalais lañu. est-ce que tey jii soo leen di laaj. du agence yëpp waaw am na agence yoo xam ne commencé nañu. laaj sénégalais yi 4 mois. waaw commencé di laaj ay bulletins de salaire. est-ce que nit ki dina toog daal ni ah Babacar mii nekk TFM li liggéey est-ce que kii am na lu mu joxe 4 mois yi mu joxe maanaam man xol bi ñu man de man su ma nekkoon courtier aw ma xolu laaj ab sénégalais 4 mois pour ni ko kaay dëkk fii. man xool bi nit ki am di ko laaj nit ak Sénégal ni mu mel dëkk bi ni mu dëgëree. nga laaj ci benn appartement buy jar boo xam ne 200000 la. wala 150000 nga laaj ko 4 mois. soo ko calculer ñaata fii Sénégalais bi pour ñu dajale ak 500000 rek problème la. est-ce que di ngeen sóor loolu maanaam def ci ndimbal def ci daal entre Sénégalais xam nga ñun duñu Côte d'Ivoire duñu Bénin duñu Cameroun c'est entre nous. dëgg la nga laaj nit ki 4 mois. pour mu ñëw dugg foofu est-ce que xol boobu est-ce que yéen a ngi toog di waxtaan pour jàppale ci sénégalais yi. waaw Ndoye loolu lépp gisee ñu koy laaj rek am na lu ko waral tamit. waaw parce que comme ni ma la ko waxee loyer bi dafa cher mais logement yi tamit dafa cher. dëgg la parce que bu njëkk ba il y a quelques années en arrière les locataires aussi sont exigeants. Excusez-moi. Les locataires. ñi nga xamante ni ñooy ñëw bëgg a louer appartement wala këru jàmbur. deviennent de plus en plus exigeants ci li ñuy jël. da ngay gis ko la ni man dama bëgg yu bees yi am mooy spot yi fii baie vitrée yi fii cuisine équipée. toilette ay wax la daal yi ñu bëgg. yooyu tamit ki ko tabax foru ko. dëgg la te ku nekk xam na ni ku jëndul kër it laajte nga xam nga ni terrain yombatul. du dëgg. loolu dëgg la léegi xam naa du ñàkk waaw 4 mois yi man Ndoye doon laaj li koy waral mooy da ngay gis koo xamante ni day ñëw mu leer ko ni li muy jël mënu ko fay. mënu ko fay parce que booy xool 4 mois yi du 4 mois ni nga ko déggee 4 mois kese 4 mois yi en général 2 mois yi caution lay doon bu dee ci agence nga jar de toute façon booy génn bu fekkee ni defar nga kër gi. comme ni nga fa duggee woon dañuy jëlaat sa 2 mois yi jox la dara du ci jóge. très bien. beneen mois bi c'est un loyer d'avance parce que partout dans le monde le loyer est payé à l'avance kese loolu la beneen mois bi nag la ñuy teg bët mooy mois bi agence bi jël. te nag kuy liggéey tamit il faut ñu fay la. c'est vrai. loolu la de mais 4 mois yi sax du ñëpp am na ñoo xamante ni. ñëpp moom lu bees la ñuy commencé ñëw. boo gisee lu ko waral rek mooy nit ñi tamit ni ñuy def kër jàmbur yi di dem man vraiment nekkuma fi pour dal ci kaw ñi wala kaw ñi. damay tëddeel njaaxaanaay mais tamit. affaire bulletin de salaire yooyu ñuy wax. ñenn ñu dañu wax ne boo gisee ñuy laajte bulletin de salaire c'est pour que. ñu xool ndax nit ki ci boppam mën na jël kër googu nga xam ne mi ngi koy jël. c'est ça exactement xam nga léegi c'est partout dans le monde du Sénégal kese loolu laa bëgg ñëpp xam ko. dëgg la nit ki bënoo ñëw di jël alalu jàmbur te prouvé woon ne yow lii ngay jël mën nga ko fay te ci sa bulletin de salaire rek la ñu mën a xamee ndax yow. mën nga ko fay wala mënoo ko fay de toute façon loolu agence bi bu ko laajul ëllëg kooku bu fa duggee am fa problème. agence bi mooy am problème ak borom kër gi parce que deful li mu war a def. mais nit ñi yàgg loolu la ñuy wax ne. nit ñi yàgg nañoo loué. fiche de renseignement. depuis le kër la Sénégal nit ñaa ngi def location di loué te duñu laaj bulletin de salaire. léegi bulletin de salaire. ndax diggante 2019 bi ak 2020 bi la bulletin de salaire lañ commencé di ko dégg. mais daan nañu laaj relevé compte bancaire. mais c'est pas bokkut ak bulletin de salaire ba léegi. xam nga ba tey rek benn la parce que sa salaire ci sa compte lay jaar bu ñu la laajee les 3 derniers relevés ça veut dire que laaj nañ la sa bulletin de salaire. c'est l'un ou l'autre. ñi nga xam ne dañu nekk ci secteur informel te amuñu aussi ay bulletins. ñi amul bulletin ci li ñuy liggéey tamit
bu fekkee commerce la ñuy def boobaa rek da ngay indi say état financier tege. yooyu c'est pas sûr. wala justificatif de revenu boo xam ne bu mu ci doon. waaw très bien. loolu rek la kon bokk ñi ñuy seetaan ñu fàttali leen ne yéen a ngi seetaan seen émission wareef mi li tax ma ni léeg-léeg damay nam njaganduur ci biir salle bi kon boog ñu ngi ci 88 628 22 22 88 628 04 05 am na keneen koo xam ne soxna si mi ngi laajte. nee na li tax borom kër yi boo dee génn même boo defaree kër gi ba mu jaar yoon gis nañ ne faaw ñu teq ci sa xaalis. loolu moom du yoon kër gi moom bi ngay dugg état de lieu d'entrée moo la dugal. booy génn état de lieu de sortie moo la war a génne. dëgg la état de lieu d'entrée bi du ñu koy def. à ta présence. wala ku la représenté. wala devant un huissier. dëgg la nga signé les deux parties signées du dëgg. booy génn tamit da nga war a defaat état de lieu de sortie. ñu xool yow bi ngay dugg. ak bi ngay génn. merci lu mu naka la. dégg nga c'est que man li ma jaaxal mooy téléphone baa ngi nii ubbeeku. damay wax sénégalais yi képp koo xam ne mosu ngaa loué fenn bay génn agence ba wala borom kër ga delloo la nga joxe woon na woote man mosuma ko gis nee na nag am na man moom mosuma ko gis man moom ba ma juddoo ba dégg ma damay loué mais man mosuma génn ci location fenn defaraat foofu ba ndem maanaam fee ba sax histoire lay doon coow dafay am ba nga gedd wala kenn gedd mais su fekkee daal am na koo xam ne agence wala borom kër mos na koo delloo dañ naan la dëkkal man naan la li ma la yoreel dëkk ko lan lay wax mais ñu yëkkati xaalis delloo dëkk ko benn yoon maanaam par exemple su fekkee maanaam su fekkee 2 mois nga yore da ngay dëkk 2 mois yi ba mu jeex doo fay caution bi c'est même pas fait pour payer le loyer. en général dinañ ko arranger boo xam ne borom kër gi bailleur bi wala bu agence bi doo la jox dara man de yàgg naa loué c'est que su fu mu am. est-ce que loolu du ñi nga xam ne dañu dem peut-être ba amal borom kër gi. borom kër gi ne leen avance bi ngeen ma. lekk nga ko caution bi ngeen joxe woon. lekk nga ko loolu tamit c'est logique. voilà néew ma amul nag mais su fekkee am na daal koo xam ne moom agence wala borom kër mus na koo delloo. waaw la mu joxe woon avant muy dugg. mu woote ci 88 628 22 22. musuma ko gis wax dëgg yàlla agence yi am nañ ci ay xarit et tout mais problème bi mooy nit ñi sonn giñ sonn. borom kër yee leen koy teg souvent ak des fois agence yi da ngay gis borom kër boo xam ni par exemple soxna si. day jàll luy këram. wala oui. très bien ñu jël ki ci ligne bi allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam Eva. ñu ngi leen di nuyu bu baax. ñu ngi lay sant bu baax waay. alhamdulilah. di rafetlu émission bi. jërëjëf. maaleykum man maa ngi wootee Kaolack. naka waa Saloum. ñëpp ak ci jàmm. bisimilah yow rek la ñuy déglu. mais Eva lii wàcc sa bopp bi lii nooy bat di wax. waaw. ci affaire loyer bi dafa am solo c'est-à-dire que loyer Sénégal dafa am problème. dëgg la. et puis man li ma jàpp mooy gis nga ndaw soosu toog di wax ci waxu agence yeeg loyer bi. waaw. parce que bu fekkee ni nit dafa dem leb moo xam 200 000 déggal 200 millions 100 millions lu mu mun a xam ñëw tabax kër di ko loué. waaw mais na jàpp ni kër gi mu tabax di ko loué les locataires ñoo koy fayal crédit banque am. waaw. donc c'est un investissement à long terme de toutes les façons quel que soit Alpha locataires yi ñoo koy fayal këram bu lemoon 100 millions ñoom ñoo ko koy fayal. waaw. mi moo tax loyer warul cher parce que kër gu ñu loué tabax ko 50 millions di fa loué benn néeg à 50 000 benn appartement à 100 000 mais yàgg dina fay boppam il faut que ñi moom kër yi patient parce que ku am immeuble tabax immeuble ay 4 étages mais tu n'es pas dans le besoin du ñëpp a mën a am kër ma chère am na ñoo xam ni am li ñuy fayeku comme looy ban li wax nii mais seen salaire mënu leen permettre te il faut ñu ut fu ñu dëkk moom yëpp. il faut que ñu am nan la nit di louer kër 150 000 francs di joxe caution 4 mois vous vous rendez compte. courtier ba lekk 150 000 agence ba jël xaalisam que la jël xaalisam ñuy wax location dafa lié matériel bi cher mais c'est pas vrai mais location dañ koy réglementé en Europe et partout c'est réglementé du lu la neex ngay louer tu construis une maison ñu ne la lii lañ koy louer. loolu moo jaar. mais doo am sa moyen rek tu t'en fous des autres.
nit ñi amuñu moyen nga ni bon attends tabax naa suma kër mais 400 000 500 000 laa koy loué mais ça c'est pas humain c'est pas humain boo waxee ñu leen état bi mais attends mais il faut que ñu arrêter les locataires ñooy tabax kër yi c'est les locataires ñooy tabax kër yi parce que en fait boo tabaxee ñu dëkk fa di fay nga amortir sa coût la nga demoon banque mais ñoom ñoo la tabaxal sa kër moom yëpp seen xaalis nga maintenant léegi lu des yëpp mais bénéfice la da ngay gis une maison bu nekk pendant 50 ans en location mais xanaa kër googu mën nañu ko louer 20 000 francs après parce que amortir ndax amortir na kenn xamul ñaata mais c'est ça le problème li Ndoye Bane wax la il faut que ñu am yërmande envers les gens ñi am nañu yërëm ñi amul d'accord suñu diine beeg ak yëpp social la wax living il faut que nit ñi social nit ñi dimbali nit ñi lay woon agence tourner autour yëpp li Ndoye Bane wax dëgg la mais locataires yi c'est sous le dos des locataires ñooy fay charge agence yeeg ñoom la ñuy fay ko seen i salaire rek yëpp locataires yi ñoo koy fay mais c'est ça la triste vérité. très bien Saloum boobu ñu ngi koy nuyu li mu wax de dama lay bàyyi nga tontu directement ndax nee na kër goo xam ne ba nga ko dalee du loué mot na 50 années. kon amortir nañu yëf yi ba noppi. bu la neexoon sax war nga koo mën a loué wàññi ko. loolu nag lu ñuy taxaw la. loolu lu ci sa xalaat. waaw sama xalaat kay moom la si ñëpp xalaat rek. yërmande tey ñu ñëwoon ne kër gi def na 30 ans fay na boppam. de toute façon du agence bi mooy fixer prix. du agence bi mooy fixer prix ñiy woote ak ñiy seetaan nañ ko xam agence fixé wul prix boroom kër yi bu ñu tabaxee seen kër ba pare ñooy dem surface corrigée. est-ce que du ñëpp nag est-ce que dinañu dem. du ñëpp mais ñu bëri ngay wax ñu bëri. d'accord dañuy dem surface corrigée ñu ñëw xoolal leen ak fa nga tabax. voilà parce que y a des quartiers yoo xam ni selon les quartiers rek am na yoo xamante ni ñoo gën a yomb am na yoo xam ne ñoo gën a cher. te léegi soo demee ci quartier yi ngay wax ñoo gën a yomb. di nga fa fekk loo xam ne kër ga nekk ca Mermoz li ñu koy loué moom la ñu koy loué ci quartier populaire yi kon foofu am na problème. tu penses oui par exemple xam nga dañoo jàppee da ngay dem tey ñaari tali. sama koñ. nga dem ca koñ ba gis ne fii kër yi juróom fukki junni la. gis benn immeuble ñu ne la appartement bi 275 000 la ak kay. te pourtant dañ doon wax avant boo demee Mermoz nga koy am boo demee ca quartier bu xaw a résidentiel ngay am yooyu. noonu jël ki ci ligne bi nga dellu si waat ci yow madame Guèye. allo. salaamaaleykum. Ndiaye ni dañuy xëy rek dugg ci salle bi waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si. soxna si na ngeen def. ñu ngi fii kontaan ci sa woote. ok waaw bëggoon a participer rek. ñu ngi lay déglu bu baax. comme li may wax Tata Eva. naam comme ni ñu wax avoir un droit c'est un droit c'est un droit. waaw. mais le payer c'est un devoir. dëgg. man yaakaar naa nit foo bët du yéen waaye xam na lu bopp attan. dëgg première question bi mooy est-ce que yow la nga jëm mën nga koo fay. ba pare dëgg la. parce que nit xam nga la nga mën xam nga sa salaire fu mu toll jëlal la nga tollool ba pare. dëgg la. nga xam ne yow lii nga mën a fay nga jël ko. wax naa ko fi démb de. am un salaire de 100 000 francs et te permettre di jël un loyer de 100 000 francs mënul nekk. démb de maa ngi koy laajte. mënul nekk. waaw. chaque jour que Dieu fait problème yi fu muy commencer parce que nit moo fayu loyer. mais ak loo mën a défendre locataire ne ko sa devoir mooy da nga war a fay sa location. dëgg la loolu mooy dëgg. nit ñi dañ koy reléguer au second plan mooy fay location. Tata Eva boo xëyee bëgg a liggéey war a liggéey c'est parce que da nga am droit pour ñibbisi moo tax nga liggéeyi. ak a wóor. boo xëyee war a dem doy say soxla wala nga am ngénte wala nga am feneen foo def parce que xam nga fi am na foo ñibbi. c'est vrai boo ko amul woon doo ko tal. kon nag da nga war a fay fi nga dëkk loolu lañ mooy dëkk. ba pare parfois on dit que nit ñi dañuy demander 2 mois de caution mën na ko billaahi wallaahi bu la neexee mën na ko diw daan na jël sama numéro mu ñëw ma won ko nu ay def ay këru jàmbur yi jooy rek moo lay dese dépotoir d'ordure la ngay da ngay foog ni sax du nit moo dëkk ci loolu jaaduwul moom rafetul baaxul ci ay nit ñaaw loolu baaxul. ñu tojal la WC yi tojal la lavabo yi tojal la plan de travail yi karo yi ñu démonter la yëpp sànni la ci suuf menuiserie tout lay dese loolu une caution de 100 000 ou bien de 200 000 francs mais mënu ko defaat nañu waxante dëgg te yàlla tax. dëgg la. il faut 2 mois de caution minimum te du ko sax doyee
dëgg la parce que alxuraanu karim billaahi wallaahi bu ndoy baan bu ko nekk ne jël sama numéro mu ñëw ma won ko mu. très bien non jarul loolu koy jarul jël numéro loolu dañ koy gis li mu wax nii xalaat sax dafa nekk ci loolu xam ci dara gis nga genre li muy wax nii lu am la ci location da ngeen nit kooku su amoon këram boppam sax noonu la koy def nit dafa am nit joo xam mais nag loolu nañ télé nag day sensibiliser gis nga loolu lu ñaaw a ngi noonu dégg nga ne dafa am ñoo xam ne dañoo salte nooñu la ñu mel dëgg la ci muy ko góor ka muy ko jigéen dëgg la kër gi nga xam da nga koo loué moo xam ya ngaa juboo borom kër gi wala juboowu leen kër gi foofu nga dëkk borom kër gi dëkku fa su fa Macky Sall ñëwoon di la seet fa la lay fekk soo ko defaree sa bopp la soo ko defarul sa bopp la borom kër gi yeewu ko fa sa njaboot yow yaa fa yeewu da nga ko war a defar ba këram nga fay jógee toppatoo lépp maanaam kër gi na nga ko duggee woon li ma wax démb bokk na ci suturaal sa bopp ñu bañ laa xamal voilà c'est ça demee yenn xeetu dem yi dafa bokk ci suturaal sa bopp mais problème bi moom mooy problème bi nga xam ne man sax dama bëgg ñuy duut baaraam problème bi nga xam ne ay ca bismillah fi mu nii moom moo sonal sénégalais yi sénégalais góoram kër goo gis muy dem li ko sonal mooy li tax nelawutul ba yandoor mooy location bu seer dëgg imaginez tey ji nga am jabar takk jabar dugg ci location ngay sëy ak sa jabar 15 ans 15 ans ngay fay 100 000 jékki-jékki ngay fay 150 000 jékki-jékki nga fay 200 000 pendant 15 ans soo calculer li nga fay ci location tabax na kër beneen bi mooy mi wax agence yi par exemple jàppuñu du ñoom ñooy fixer prix. non du ñun. des fois agence yi damay influencer borom kër gi. déedéet. xaar rek man Ndoye Bane tabax na këram. ba mu rafet. woo benn agence ne ko kër gi dama ko bëgg a louer 100 000 jàppale askan wi agence bu ne ko mën nga cee am lépp 100 000 francs. du ñëpp nag. tout le temps xam naa ay ñu yor agence ñu baax wax dëgg yàlla. mun ko kër gi mën nga ci am lu ëpp loolu. def ko 200 000 nangam ak nangam ñaari weer laa yor mun ko déedéet def ko ñetti weer. par exemple tey jii tamit agence yi li ñuy laaj caution li ñuy laaj comme commission xaw ma commission ngeen ko de xaw ma. des fois dafa yëpp borom kër gi moo leen war a fay yéen agence yi. léegi tegal baaraam foofu. ñu dem ci ligne bi xam naa ne Rokhaya Soura se défendre. waaw nu dalal ci ligne bi ba pare. waaw allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi nu ngi lay déglu bu baax. ça va alhamdulilah. mbaa yéen a ngi am jàmm bu baax. ñoo ngi ci jàmm. alhamdulilah vraiment émission bi mu doon woote pour rafetlu seen émission bi bu baax a baax. dëgg. émission bi nga xam ne émission bu am solo la. dama bëgg rek Sénégalais yi delloo ci xol yi dellu ci xel yi tamit aussi c'est important. ndax affaire location bi dafa doy waar ci Sénégal man mii di wax ak yéen locataire la. dëgg la. damay seede rek te yàlla tax. am na yu bëri yoo xam ne vraiment dama ci dëkkoon foo xam ne vraiment dama gis locataire li ñuy comporter kër jàmbur yi. bu dee dëgg rek la ñuy wax. dëgg la. dafa doy waar trop. vu que vraiment effectivement Sénégalais yi vraiment ñu topp ci loi yi tuuti parce que locataires yi ñu xam seen wareef li leen war ak lu leen warul. ci kër yi bu ñuy duggee foofu lay njëkk a commencé état de lieu bi c'est important bu ñuy génnee tamit c'est important ñu def état de lieu bi. caution yi ñuy wax noonu da ngay gis benn locataire dugg sa kër même bu dee 3 mois lañ ko laaj buy génne dina dem ak 20 mois yoo xam ne fayu ko. dëgg la. Sénégalais du ñu wax ci loolu foog ñu wax ci loolu c'est important aussi. te du leen tiital sax kër boo xam ne dañ koy yàq yàqat ñu dem bu ñuy dem sax doo ko yëg. dëgg la. mais c'est important parce que nit ki booy louer sa kër c'est important vraiment nga am ci yenn documents yi. par exemple est-ce que day liggéey wala du liggéey est-ce que mën na ko fay wala mënu ko fay parce que Sénégalais dañuy ñëw ci louer gis benn appartement boo xam ne amuñu benn moyen pour fay ko. dinañ ñuy régler 3 mois ñu fay ko pendant 10 mois wala 6 mois duñ ko fay. mais vous imaginez un petit peu loolu borom kër yi lu ñuy daj pour tabax seen kër y a un problème. c'est vrai xamoon ndax kii dafa demoon abay ci xaalis pour ñëw tabax kër gi. yow da ngay ñëw rek dugal sa bagage yu tranquillement premier mois dañuy fay deuxième mois dañuy fay mais à partir de 3 mois duñu fay sax. dëgg la après da ngay borom kër gi dafay nekk fi jóg ak daanu dem tribunal yooyu est-ce que jar na ko. jaru ko de. jaru ko nit ki bu fekkente ne mën nga fay 100 000 francs xam nga ko déjà. c'est vrai. bu dee mënoo ko fay tamit xam nga ko bon deuxième position bi mooy lan këru locataire ci boppam borom kër yi ci boppam ñoo gën a sonn
problème bi mooy la locataires yi ak état bi la parce que état bi war nañ ci mun a vraiment taxawal ci yoon pour li nga xam ne muy dëgg vraiment tracer mbir mi entre locataires yi et borom kër yi. parce que loolu pour man lu am solo la. donc loolu la am rek vraiment pour wax leen ko émission bi di ko rafetlu bu baax a baax vraiment. sa kaddu yi am nañu solo je suis désolé mais kii woote nii ba génn du locataire kii bailleur la. fii ku wax fee déglu ma non déglu ma fii ku wax bul interpréter le bailleur mënul gën a sonn lok kii loué. attends le bailleur mënu ko gën a sonn le bailleur. ndoy baan xam nga dañuy kii dañuy. da ngay wax waaw jukki waa léegi jukki léegi tontu kon bàyyi naa la nga tontu ko. mais d'après man ci ay waxam. bailleur nga gis. bailleur laa gis du locataire. locataire li muy daj maanaam ki loué kër di li muy daj soo tëddee doo nelaw le 25 nga commencé tiit am problème dund gi fay courant fay ndox dund gi imagine tey yaa ngi fay ci benn kër 200000 soo ci boolee la ngay dundee ay ak sa njaboot rek soo ko calculer ci mois bi rek yaa ngi ci 1 million et quelque comprends nga. kii ni muy waxee bailleur la. d'accord bailleur nag mënut a gën a sonnal ki nga xam ne moom ci boppam moo loué sa kër di la fay pour nga dem banque ba fay. comprends nga. am na ñoo xam ne nag dañuy dugg kër jàmbur yàq ko am na ñoo xam ne duñu ay faykat ñooñu waxuñu leen mais li may waxal mooy nit ñu diiñ ñi. ñi nga xam ne dañoo diiñ suñu dee naan ndox tamit dañuy fay la. moo xam gaaw naam tardé wala gaaw mais suñu tëyee seen kër ci biir kër xamuñu dañuy naan ndox xamu soom bi lañ lekk xamu keccax bu ñu tooyal ndox la ñuy lekk. mais su weer wi dee dinañ fay mais dañuy sonn beneen bi mooy nit a ngi lay jox yaa ngi laaj nit 4 mois mu la koy jox ak xol bu tàng maa ngi lay jox lii mais fu ma dugal sama njaboot laa amul moo tax ma la koy jox xam fu ma jëlee lii mais maanaam ni wala nit di la fay commission mais yéenewu la ko man dama bëgg ñu liggéey boo xam ne tey jii man mii ngay loué dama lay jox xaalis bi ak sedd bu xol bu sedd guy yow nga jox ma sa kër ak xol bu sedd guy ñu de mën a dëkkin bu sedd guy. loolu nag dana xaw a jafe. mais loolu la mais pour mu am nag parce que dafa mel ni location ci boppam moo ànd ak li nga wax ni Ndoye Bane mais yi ngay sulli moom lu am solo la bu xam nga coow li ko indi madame Guèye pour man ñàkk fay bi la nañ ci teg loxo. ñàkk fay bi parce que normalement bu ma dëkkee sa kër baan di ko fay déjà man maa fa dugg accepté naa contrat bi nga signé ma signé def nañu surface corrigée te gannaaw de ñëwagul yow ñëw naa di wut yow am nga loo may jox tolof day dab nit kay maa ngi ñëw Covid 19 baa ngi nii. dégg mais corona gi te nit ñi toog nañ ñetti weer. baan yow lay àndal. maa ngi ñëw démb wax naa ko. mani la yaa ngi wax sànq man la moo xam yéex na moo xam gaaw na l'essentiel mooy nga fay am na ñoo xam ne da nga leen di assigner ñu ne la man du ma dem tribunal damaa nekk ci jafe-jafe rek léegi ma fay la. te effectivement dañ lay fay. da ngay gis locataire bi day yàqam ci assigner leen mais ñoom dañ koy ne man du ma koy dem tribunal dama lay fay. damay joxaat kii mooy xam nga ñàkk jom dafa am man waxuma ñu ñàkk jom ñi da ngay gis tey ji benn nit dëkk ci kër. pendant 10 ans di fay. Covid 19 bi ñëw corona gi ñëw 3 mois nit ñi liggéeyuñu. amatuma loo fayee. madame Guèye faaw nga àddu nag. agence bi du la ci bàyyi. déedéet. bailleur ba tamit du bàyyi. agence du lay teg bëgg laa génne. mais am na ñoo xam ne dañ doon xaar greffier yi. dama def ñu gaaw yaa ba plusieurs femmes. oui nekk ci dëkk bi jamono ji di seetaan wareef. dëkk ci kër pendant 10 ans seen jëkkër gaañu. dëgg. accidenté wala malaise am ñu dee. dëgg la jeeg ba ci kër ga liggéeyul woon dara ay doomam ay xale lañu. dëgg la dëkk dañ fa 10 ans yoo xam ne seen jëkkër musul leen yoreel agence benn dërëm. dëgg la xëy suba waaj a gaañu. compte ya dem nañ fekkuñu fa dara. mais soit suñ la bàyyi ba nga dëkk 2 mois 3 mois dañ lay génne génne gu ñàkk kersa lañ lay génne. dëgg la te kooku toog na 10 ans yoo xam ne fay musul leen yoreel benn dërëm. c'est ça les Sénégalais souffrent. ci wàllum location est-ce que xam nga Mia dafa bokk ci émission nee na léegi loo ci xalaat. ah loolu lu ciy pexe. Adja Rokhaya tontu ko. lu ciy pexe. loolu doy na waar. li ciy pexe daal man ni ma gis. agence mooy bay njëkk a ñëw dàqal. déedéet agence ba moom boo xoolee la ko lié ak propriétaire ba ka moom kër ga. waaw mandat de gestion la tudd. moom tamit dafa am contrat bu ko lié. ak borom kër gi. waaw mooy luyal ma sama kër temps. avant le 5 de chaque mois na sama loyer ñëw. très bien. léegi bu fekkee ni retard de paiement am na nga xaar 1 mois 2 mois yow agent bi tu es obligé nga def ay démarches parce que sinon tu seras fautif parce que yow yaa ko signé ak moom ni ko je vais te gérer ton bien avant le 5 de chaque mois
au plus tard le 10 sa xaalis dina dugg xaalis boobu bu ñëwatul tu dois rendre compte au propriétaire. agence yi ñuy wax dañu leen di ñuy wax agence mais bu ñu xamul agence yi gën a sonn agence yi gën a sonn parce que propriétaire bi mi ngi fii locataire bi mi ngi fii. mais lu tax locataire bi yéen di leen fay locataire bi war leen a fay. maanaam su may dugg commission bi moo war a joxe. lu tax di. Ndoye Bane il faut ki la dégg këram moo la war a fay. Ndoye Bane demeewul noonu. waaw nu mu demee. yow laa liggéeyalu ma borom kër gi. déedéet borom kër gi moo la jox kër gi. waaw ne la loué ko Ndoye Bane ñëw. des fois duñ la jox dara. déedéet tey jii xam nga agence dañ leen di dénk ay kër. waaw Eva ñëw gis kër gi mu neex ko. mu ñëw wax ak yow. pour nga loué ko. waaw mais tey jii da nga naan ko ñaar yi lii nii ngay joxe lii ngay joxe lii nag pour agence bi la. waaw pour agence bi borom kër li ma lay fay. te nga war ko jox borom kër gi moom nga signé teel contrat. moom moo la war a fay yow. loolu bokkul dafa am ñaari affaire ñun li ñu signé ak borom kër gi mandat de gestion la. loolu boo defee sa recouvrement foofu la borom kër gi lim lay fay ci la lay fay. ñaata ngeen ça dépend rek. xam nga rek loyer bi tey bu dee 300 000 bëriwul ci am 10%. non dañuy bëgg am trop non 100% la ñu am. nga déedéet Ndoye Bane bul wax loolu. tey jii soo laajtee su dee loyer bi 300 000 su ma la waxee luñ siy am 4 mois la 4e mois bi ñoom ñoo ko moom. su ma la waxee luñ siy am. yow agence yi gars yi léegi loolu agence yi léegi ay oto yu rafet lañu yor. suñu di yor ay kër. di dem Dubaï di dem Makka di may ay billet Makka. ñu ngi nuyu Idak Dieng ndax mi ngi jéem a intervenir bu baax a baax du ñàkk suba ñu recevoir ko d'ailleurs il pourra s'expliquer soxna Miane Ndour daal xam naa ne tey émission bi soxal na ko soxal na ñëpp mais dëgg la li ma la wax la kan moo leen war a fay bul tëb loolu. waaye ki ñu war a fay kay xam nga ko yow tey Ndoye Bane boo ñëwee nee ma wutali ma kër ma wutal la di nga ma fay xanaa sama commission mais borom kër gi la dénk kër gi nag. borom kër gi ma dénk kër gi moom ay loyam lay récupérer du leen fay. est-ce que mënuñu woon def benn arrangement boo xam ne bon loolu du ñun ñoo koy arrangé Eva loolu décret la fii lañ ko fekk décret rek moo ko fi mën a dindi. yéen kon seen man bi may ñëw nii excusez-moi j'ai un oncle qui m'a appelé au téléphone mun ma en 79 bi muy jël këram location génn université xaw ma fan war a jël service à Dakar y avait 3 agences ñoo fi nekkoon te 1 mois de loyer boobu ñu ñuy jël di ñu ñoom Ndoye Bane di ñu ci bëgg a rey boobu ñu ngi koy fay nit ñi. décret la boo xamante ni décret rek moo ko fi mën a dindi xoolal agence bi tamit gis nga agence li mu yenu mais agence yi comme gerte caaf ku jóg man su ma neexoon ngoon ma am agence bu la neexee waaw xam nga ñoom itam Ndoye Bane maa ngi bëgg a wax sànq ba tey dinañu am tuuti problème ñoom agence yi parce que doon na baax ci seen cabinet yooyu mu am ay juriste am nañu ay juriste doon na baax mais du agence yëpp de waaw doon na baax xale yi balaa ñuy ñëw nekk ay courtier ñu former leen itam doon na baax comme li Ndoye Bane di wax ni agence yi amul ay courtier agence yi ay agence la courtier yi ma nga ñi ngi ci def seen courtage mais ñu nekk en link ak yéen waaw ñu nekk parce que ni ñu nekkee en fusion avec ñun dañuy yore suñu immeuble defar ko ba pare def suñu alloué ñoom ñu ñëw indil la client. te courtier bi day jël dara. agence bi tam jël dara. déedéet loolu la déedéet agence bi mooy fay courtier bi. non c'est que courtier bi moom baam lay teg ci. c'est que man liggéeyam courtier non c'est facile. xëy suba teg sa baa ci bàyyil courtier yi Ndoye Bane courtier yi tamit am na ay courtier yu arnaqueur yi ñu ci ëpp yow tey jii. mën naa nekk courtier Mimi Traoré lu ko daloon. ñëwul di jël appartement. ñu jox ko 300000 waa ji ni ko appartement 300. mais Ndoye Bane kooku tam beneen cas la. est-ce que xam nga ne am na koo xam ne Sénégal yëpp a ngi koy seet moom. kii li muy wax nii waa ji dafa jël ay avance yu bare ci li ci gën a garaaw. ku dem bay jël sa xaalis di ko dugal fenn war nga xam fa déglu ma kooku da lay jox reçu. reçu doy na agence Ndoye Bane numéro téléphone tout. agence Ndoye Bane rek doyul. xaaral wax la rek. da nga leen di fekk ci ay bureau. am na ñoo xam ne dañuy ubbi ay bureau yor ay bureau nga ñëw ñu bindal la kay. ku mu neex ubbi bureau Eva xam nga télé yi bëri nañu te bokkuñu. voilà. c'est ça madame Guèye nañu jël ki ci ligne bi. waaw kuy dem bay dugal sa xaalis da ngay xool foo koy dugal. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw soxna si dama doon laajte. waaw. maa ngi leen di nuyu yéen nit ñi ne ci plateau bi. ñu ngi lay fay. dafa am question bu ma doon bëgg a poser man bayeres laa. d'accord dama loué ay nit.
pendant 4 ans ma soxla sama appartement ma laaj ko ñu indi difficulté mais mujj nañ ma ko jox xam ne mujj nañu dem mais bi ñuy dem dañu toj lépp la ñu toj ci kër gi lépp la ñu yàq. soxor rek soxor lépp la ñu yàq ma doon laaj nag loolu lan la ci yoon wax. porter leen plainte. waaw da nga leen di porter plainte ñu indi leen xalaas. surtout mais day fekk moom utiliser gu ko duggagu fa mu woo huissier mu constaté. bu ko defee loolu aussi constaté nañu huissier ñëw na ba def constat. léegi kay yóbbu voilà yóbbu ba def constat et tout. yóbbu leen gendarmerie da nga leen di yóbbu tribunal topp leen ñu def leen recouvrement ñu fay la sa xaalis ak kër gi niñ ko yàqee ñu defaraat ko. xam nga affaire malheureusement caution bi nga xamee ne moom la ñu bàyyi. matu ko. caution bi matu ko. du ko mat mënul defar dara matériel bi. réparé yëpp fay mat ci main d'œuvre bi. waaw. ñoo am na ñoo xam ne gis nga Eva. xaaral demagul ñu déglu ko mu àggali. allo. am na nag ñu ñeme xam nga dafa am xëy na bu ñu ne Eva li muy wax dafa yomb. dëkk boo gis rek. bu la nit ki demee ba jox la préavis. ne la damay soxla sama kër. war nga ci bàyyi xel. war nga ci bàyyi xel doy ban parce que dafay naqaral dëkk à l'entrée dafay naqaral dëkk c'est un contrat qui vous lie dans le contrat c'est dit mais day naqaral dëkk. yow tey bu mën a luyee sama kër. waaw boo bëggee génn. waaw t'as 2 mois. man tey Eva soo dëkkee sama kër ma bëgg la génne mënuma tëb rek génne la. dama lay jox préavis 6 mois. boo sàgganee yeneen 6 mois tegu ci encore. voilà wala am na ñoo xam ne sax génne leen moom. mooy loolu xam nga dëgg la léegi ñoom nag heure bu ñu bëggee génn. te il doit donner un préavis de 2 mois avant de sortir. mais ku ciy génn des fois doo ko yëg. gardien ba lay woo rek nee la. am na benn oto buy ñëw di dugal ay bagages nga daw ñëw lu xew man je déménage. tu déménages c'est pas comme ça. xam nga nit a ngi def loo xam ne moom ca boppam newul ci jàmm. mais xam na ko parce que c'est le contrat qui vous lie. lépp a ngi ci biir. non c'est que dañuy def lu leen neex en général soo soxlaa location soxla foo dëkk soo bëggee nëbb dara sénégalais bindu ko soo seetloo li ma wax sooy dem banque di def prêt. waaw ña ca banque ba dinañ la bindal. man koppar gi rek laay xool. dinañ la fi waaw nit ñi xaalis bi la ñuy xool. ak yàkkamtee jot mais du ñu lire contrat bi. c'est vrai c'est la même chose ak location ñu bari du ñu lire contrat bi li ñuy jëg. yàkkamte dugg ànd sa dëkk bi di fi jàng bariwul et puis des fois gars yi ñoom ñii dañ ciy dugal ay galgal yoo xam ni. dugal ci ay boo jàngul doo xam Eva doo xam. c'est pas nous qui ont créé le contrat. waaw dama lay expliquer c'est des juristes ñoo tëju génne ko. léegi ñu tëb rek. génne benn contrat technicien comme ça. des fois léegi nag juristes yooyu nag des fois ñu dugal ci ay galgal yoo xam ne ñoom amuñu ci intérêt. waaw juriste amul intérêt di dugal ay galgal ci ay contrat. d'accord mais comme ni ngeen ñuy waxee da ngeen di yokk ñun buñ ko yokkee fu ñuy def xaalis boobu moomuñu ko. mais mënuñu ko yokk des fois ni ngeen ko bëggee noonu lañ koy defal. non ñun xamuñu leen. c'est doo xam li ñuy wax il faut pas dire ça. doo xam li ñuy expliquer ci contrat bi la yow daal yaa ngi yàkkamte joxe xaalis rek dëkk. déedéet léegi nag des fois suñ demee ba ci biir nga ni nag nga am loo bañ ñu la yaa ko signé mi ngi nii ci contrat bi fekk maire bi jàngul paa bi jàngul ay doomam màgguñu c'est que problème bi mooy ñii am na ci loo xam ne seen part de responsable lañ mooy agence yi am na ñoo xam ne bailleur bi la am na loo xam ne état bi la am na loo xam ne nit ki nga xam ne moo ki luwee kër jàmbur te nanguwut a fay moo tooñ ku léegi kër jàmbur di ko yàq affaire loolu yëf yi baa doola la temps est passé xam naa ni Mia dina maa ngi ci doon waxtaan dafa am ay xale yu jigéen yoo xam ni ñun xam la ci dëkk bi waaw dañoo luy woon kër jàmbur nekk faak seen yaay di fa togg di def ay affaire bi yàq kër jàmbur di def tapage nocturne borom kër gi bitim réew la nekk waaw borom kër gi contacté ma wax ma ko après ni ma ñii nanguwuñ maa fay wax ma lépp li ñuy def après heure bu kër gi suñu nekkee di kër gi di def tapage dëkkandoo yi ñooy filmer enregistré tapage bi yónnee ko borom kër gi bitim réew borom kër gi yónnee ma ko bi ma demee ba am preuve yëpp ma yónnee ko femme yi ne leen yéen a ngi nekk kër jàmbur di def tapage ya pare il paraît fayu leen nangam ak nangam ni leen lii dama koy teg ñu jàpp ci ba teguma ko ci rajo bi mais gars yi dañ leen a teg pression ñu génn kër jàmbur bi après bàyyi fa ay bor. nit daal boo tooñee na nga ba fexe bañ a jox sa bopp yooyu ànduma ci man yooyu
man yi nga xam ne yu salte yu ñaaw yooyu man ànduma ci ànduma ku dul fay location ànduma ku yàq ba ma xam ne li nga xam ne 99% Sénégalais yi li ñuy dund te liñ bëgg ku leen ci dimbali mooy location bi dafa seer bailleur yaa ngi leen di bëgg a rey am na ci bailleur yu baax yoo xam ni Tabaski Korité ak Màggal Tuuba ak yooyu du la fayee ko sax dañ la koy jéggal man xam naa ci ay nit waaw xam man Derklé xam naa ko ñuy wax Yuusu Lakum ñu ngi koy Tabaski Korité doo fay location këram. loolu baax na te ay immeuble la da leen koy jéggal. xam nga loolu am ndimba man xam nga mën naa ci lim ñeneen. mais am na ci ñoo xam ne tey jii Tabaski Korité dañ lay xoj bala ngaa jëndum xar ñu nangu location ba te nit ñi des fois dañuy jël seen xaalis location dañuy jëm xar. Tabaski jëm pare suñu ñëwee fay baan dafa am doguma la dafa am ñaari type de bailleur yu am. dafa am nañ ko wax mu leer. bailleur bu nekk dans le besoin. dañuy wax kuy loué nekkuloo dans le besoin si. am na ñuy loué ba pare nekk dans le besoin xaalis boobu nga leen di jox demul ca banque ba di nelaw maanaam xaalis bi bu ñëwee léegi jooni moom la ñuy dundee. moom la ñuy defee seen ay dépenses weer ak yooyu. boobu bailleur boo ko amee boo naree dëkk ak moom. di ko faussé wala waaw fayoo seen dëkk day metti parce que dana dem ba xoj la ak beneen bailleur bi nga xam ne boo ko demee fay sax annuellement dérangé wu ko. parce que moom dafa am nu mu organiser bi yoon ba nga xam ne at ba at lay jaar foofu xool defante ak waa agence la mu war a def daal di dem tëddi nelaw il faut ñu bàyyi ci xel adduna bi yàlla ko garaaw la parce que ñun baadoole yàlla bu mu garaawee day tey man sama classe gi ci baadoole ñun baadoole laaj ko mami li ngeen ñun baadoole yi suñu amul woon bailleur yi dinañ sonn agence yi dinañ sonn parce que ñun baa doole yi ñoo luwe di ñun amuñu kër ñuy luwe luñ liggéey ba yore dee jox leen ko ñu lekk ko séddoo ko baadu da nga bëgg a wax am na bailleur yoo xam ne ñu ngi continuer seen état ci la ndaw fay bailleur bi jël wàllam agence bi jël wàllam état bi jël wàllam. roxee man li ma bëggoon nga tontu Ndoye Bane yëpp waxoo ko Ndoye Bane. man dama doon bëgg nga gën ko tontu. man dama waaru kay parce que. 88 628 22 wax nañu dëgg de. léegi waaw baax na. man xam nga damaa waaru. suba dinaa fi invité Idak Dieng. Idak maa moom dara du set dëgër chimère. kii am na ñëw. kii am na mérite ndax de góor ña dañoo daw. kon Idak góor ña daw ñëw bu wax loolu sama càmmiñ yi Ndoye Bane. défends-toi nag je me défends mais man li muy wax nii man laa xamul sax lan la. waaye nag am na yaa affaire la daal de xam nga Ndoye man toogaluma fi bailleurs yi wala locataires yi. agence yi ñu toogal. agence yi la ma ne ñun njaaxaandaay la ñuy tëddee. mais am na benn femme bu génn sànq ñaari femme li ñuy wax mooy dëgg la xam nga lan la Eva. Sénégalais moo mën loolu ñëw gis ni lii mënu ko fay mu dem jël ko. du yoon da ngay gis loolu tax ñu laaj bulletin de salaire sama nawle bu ñu fekk ma toog toogaay bu ni faax toog ni te yow bu weer dee doo fay. man gis naa koo xamante ni. ndax waaw villa bi mu jël 2 millions jëm kaw la jël. ñaari millions yu tegal. ñaari millions la jël ni xaalisama nga Canada lu ne mu wax toog na foofu 1 an fayu borom kër gi. mais mi ngi may dégg 26 millions kon. kenn konteetul borom kër gi moom da ko mujj rek lu mu fexe ba génne ko. te daf ci bëri am na ñoo xam ne du ñuy ñëw fii dëkk yàq kër jàmbur ba mu yàqu rombaat beneen bâtiment bu bees jëlaat seen i bagage dem dugal ko man gis naa ko fi may am. te mbaa li ngay wax ni bu ma demoon laaj monsieur Samb fii ca Sacré-Cœur mu ne ma dëgg la lu am la. dafa am. waaye dama ne gis naa ko fi may terrain artiste te ma nga dëkk ci kër goo xam ne ay weer a ngi nii fayu. loolu la te ma ngay maye. loolu la man déggu man. si loolu la non xaaral Ndoye Bane salaamaaleykum. non man wax lépp mais daal. mais loolu dëgg li ñu wax li ñu am la. allo. Ndoye Bane ancienne BCEAO itam ñu ngi waxtaan de ñu ngi wax allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam fan la TFM. waaw yaa ngi ci émission wareef. kan la Eva. waaw man la. Eva Tara. waaw. waaw Eva ma ne maa ngi bëgg a listen ci lii bi Ndoye Bane li mooy wax noonu man Gambien la sama olof bi set na. waaye maa ngi lay dégg de. waaw man daal moom am na ku luwee suma kii. waaw man su ma amee sa numéro sama yónni la photo yëpp Sénégal la. waaw Gambie la luwee suma kër gis nga kii bu ñëw génn suma kër taax la. ah dafa luwee ke néegi yëpp ñu ciy xaalis amel ma juróom-ñetti weer nangu marché waa Kaolack la
waa kooku waa Kaolack la waaye li ma soona li ma feen ci xaalis ba pour defar kër bi waat ndeysaan soonoon na feen naa almost $2,000 pour defaraat ci kër la léegi defare na mu commencé juróom-ñetti weer su ma jëkkër mu ne ñu bàyyi ko ak yàlla man su ma mënee am sa numéro d'accord ma yónni la photo yëpp nga seet ko dëgg la dinaa kontaan man Nairobi laa di nekk fii waaye Gambian la dëgg la waaye fii laa jógee ba dem ba Gambia damaa moom terminal mu daw bàyyi fa bagage tamit ba tey gisuñ ko. dëgg la ci Dakar ba pare ñu maa yónni message di ma saaga suma lawyer bi. wooteel 150 17 17 rek fekkee mi ngi Dakar léegi mu fa. déedéet Ndoye Baye dégguma français de soo ma ko waxee si anglais numéro bi. waaw numéro bi nag xaw ma nu. bul quitté ak waa régie ñu jox la ko. waaw ñu boole la ak passe-partout léegi ñu réglé ko ba mu ne correct. gis nga wax ji xam nga mooy li ma wax sànq ci biir wax. mi ngi noonu. nee naa góor war nga moytu nga tooñ ba pare am aisance. mi ngi noonu war nga xañ sa bopp boobu aisance. parce que mënuloo tooñ nit ki ba pare di ko nembale. c'est ça loolu tam man sa ne. c'est que nag beneen affaire bi tamit il faut ngeen xam ne la majeure partie des sénégalais ñu ci ëpp. man film nii man dama toog comme le sénégalais lambda bi jóg dugg ci ab koñ. ñun ñëpp waaw d'accord mais des fois nit ñëw taxaw la war laa louer dara wax ak yow noo xam ne da ngay poser wu question est-ce que kii sénégalais la. parce que lii mu may laaj nii su ma ko naree def fay il faut ma dem fen wala ma sàcc wala ma def naka suñu nee na pour mën a honorer li may laaj. waaw kon bu ko jël. waaw non dama lay expliquer pour wane lii ni mu méttee affaire bi dafa métti de. dara gënul métti nga am jabar ami doom njaboot di foo leen dugal. nga dajeeg sa mbokk morom moo xam ni mi ngi lay laaj loo xam ne moom li mu lay laaj moom mënu ko maanaam li mu lay laaj nii ku ko tegoon moom du ko def ndax mënu ko beneen bi mooy dafa metti ngay jox nit xaalis te yéenewoo ko maanaam nga koy fay commission te lii nga koy fay nii. joxoo ko yéenewul tamit ñaqam la moo ko liggéey sàcc ko lijjantiw ko loolu est-ce que du riba. du riba fan. parce que tey jii kër goo xam ne yow tabaxoo ko. waaw dinañu d'ailleurs dina baax nga laaj ñu xam diine lan la ñu wax ci loolu. ndax riba la liggéey fay la rek de liggéey fayeeku la yow teg sa siège nga teg ci bopp koñ bi. yow kër gi tabaxoo ko. neewoo ñaat jëndoo suuf jëndoo ciment yow da nga toog di seetaan ba borom kër gi tabax ba pare. yow li borom kër gi tabax war koo luwee yow nga war cee lekk yow ba ñu nga lekk ci mais bu ci fuqale kër gu ñuy joxe luwee 300 000 nga ciy laaj 300 000 yow. déedéet courtier yi laaju ñu 300 000 bu dee 300 000 la ñuy luwee ñoom 30% la ñu laaj. kan lañ koy laaj. xanaa yow mi wër. voilà mooy 30 000 mooy 30 000 francs. 30%. agence bi ñaata lay laaj. agence bi 1 mois de commission lay laaj. mooy lan 100%. déedéet. maanaam su fekkee soit nga fay courtier bi wala nga fay agence bi. munoo fay courtier fay agence moom. su fekkee agence soit agence Mia moo ma loué. waaw kër gi ma loué 300 000 francs. waaw ma ñëw ma war a fay. kan lay fay. du agence bi lay fay. agence bi ngay fay agence bi ñaata laa koy fay 300 000. 300 000 nga koy fay kon nga war a fay 4 fois 300 000 loolu ñaata la 1 million la. waaw mais 4 fois yi du doo sànni. parce que yow doo sànni la kay. parce que c'est 2 mois yi caution la. caution ça veut dire dañ koy tekk dañ koy caution la kenn du ko laal. 1 mois bi. kenn du ko laal dugal ngeen ko ca compte ba ni moo doon góor bailleur yi itam ñëpp takki jabar rek lañ fi nekkee suñ tabaxee ba pare seen pilaan la ñuy toog fee su fay bu locataire bailleur yi man toogalu ma leen fi ne sonn nañu agence yi tamit seen jabar ñëpp góor ñi ñoom ñëpp noo def mu dugg ci vie privée bailleur waaw doy ban daal ñun sopp nañ la allo nit ñi dañoo sonn asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakatuh. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi la koy delloo bu baax a baax. di rafetlu seen émission bi macha allah. jërëjëf jërëjëf. waaw lii moo am njëriñ ci population. Sénégal Dakar parce que location bi. sonal nañu. allo. maa ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay déglu bu baax. waaw lii nag bu amee rek je pense que borom kër yi ñoo ko def. parce que dañoo may pouvoir trop courtier yi. lii bu amee doole rek. courtier yi ñoo tax ñu am doole parce que di nga dem si borom kër mu ne la damay lewee sama kër fukki junne. waaw courtier ba dégg ko ñëw ne ko fukki junne dafa tuuti def ko 75 000 wala def ko 100 000 francs te laajte 3 mois de loyer. dëgg la. wax naa ko de. gis nga lii dañ see war a jóg. agence bu demee locataire bi mooy fay bureau ba mooy fay employé bi mooy fay lépp. gis nga luyaas bañ si dugalee agence si la luyaas métti. déet waay. si
ci la luyaas métti parce que bu njëkk ba borom kër yi ngay ñëw waxaaleel ñu ne la temps ngay fay man gis naa borom kër boo xam ne du jox mukk courtier këram. ñoom Ida da ngay dem dañ lay directement kompoloo. bu dee nag ay salaire ngeen di laaj defe naa ne ñi amul salaire sax ñoo dàq fay loyer ñi am salaire. voilà waaw loolu dëgg la. ñi amul salaire ñoo dàq fay loyer ñi am salaire. soo seetloo ñi amul salaire agence yi genn wàll gi yëpp ñëpp a ngi nangu seen kër. parce que même boo fayee ñoom du tax ñu verser lépp. ñëpp ñu ngi am problème. loyer moom lu ñu war a seet la. yàlla dafa bind te yemalewul. yërmande dafa jeex si àdduna. soo tabaxee sa kër def sa 3 millions ne en espace d'1 an locataires yi war nañ koo fay. c'est pas normal. dëgg la yow sa kër la kii daf fi lu la ëllëg da nga ko war a defal yërmande sax pour moom muy kot-kotal pour am li nga am. dëgg la. yërmande mën a am vraiment lii moom dañ ko war a élargir ba ñëpp di si dugg ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax parce que ñun dañoo sonn si fay luyaas bi. locataires yi dafa métti nekk booy wut luyaas. pour di la dawloo gos naan la ay 4 mois la ñuy laaj. yow dund gu métti gi ngay laaj nit 4 mois. 4 mois nag bare na yërmande amu fa. faaw état bi dugal loxo nag ci loolu xam nga yéen. loolu mooy état bi day dugal ñoom balaa état di dugal ñoom ñu moom seen kër yi tamit dañu war a dawal yërmande àdduna du kër. jëf rek moo fi nekk ñu baalante ak di ñaar di yër di dimbalante te yàlla rek tax. ndeysaan. loolu dañ ko war a def si àdduna te loolu dafa jeex. maa ngi jéggalu maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla dolli sutura. amiin mais kontaan naa ci yow de génnal ci mbedd mi nga woo waa koñ bi ni jox leen numéro bi ñu woote ñoom it. ñëppay woote. waaw jox leen numéro bi ci biir. fotkat yi nekk fii di daan seen doole pour yóbbu seen dëkk sax. dëgg la nekk ba ñu dëkk muy néegu ñax sax ñu luyee leen ko 80 000. bare na bare na. ay néegu zinc yoo xam ne ay 30 000 koy loué. bare na lool ñu ngi koy nuyu. di ko masawu kay. masalu ko coono bu baax a baax. am na beneen jigéen boo xam ne moom pareegul sax. am kooku tontu na ko nee na li ma bëggoon wax yépp moom wax na ko. Ndoye Bane jafe-jafe yi ci luwaas kon dafa mel ni du fi jóg. Sénégal tey ji suñu bëggee mu jóge fi. il faut ñu am yërmande gi ñuy woote ci. c'est vrai dëkk bi dafa mel ni dafa niroog dëkku jullit mais ci est-ce que xol yi ci boppam xolu jullit la. parce que tey jii da ngay gis nit de teg moroomu nitam jullit teg moroomu jullitam. wala nit teg moroomu nitam loo xam ne tey jii da lay leer ne lii nii ku ko tegoon moom du dem. nga bëgg ko teg sa moroomu jullit. te dëkk bi nit ñi dañuy takkale nii rek. mais yoruñu dara. nga toog tey jii yow noo gën a mën a mbugale sa mbokkum jullit mii rek nga teg ko maanaam di ko teg loo xam ne tey jii yow ba muy am. yow ba may am âge bi ma am nii di fay 200 000 francs ba ngay am âge boobu yow mënu woon a fay sax néegu 50 000 francs xam nga ñu daxal yërmande te xam ne lépp dafay jeex gis nga bari ay immeuble ba si ngi ñëw nga faatu ba fi say doom ñu caxat-caxatee immeuble yooyu noonu moo tax loo ciy def rek na nga ko sellal et puis agence yi tamit ñu ragal yàlla bu baax du ñëpp nag loo gis nag du ñëpp wax dëgg yàlla ay agence yu baax a ngi ci dëkk bi di doxal yoon xam nga di wax maanaam di dekk ci diggante borom kër gi di ko rafetal mais am na ci agence yoo xam ne li ñuy lekk riba la je pèse très bien mes mots li ñuy lekk riba la mënu tey ji xool un jeune bu nekk fii Sénégal di taqale xam nga di taqale di góorgóorlu comme ni ko maire bi waxee ñi salaire nga xam ne yow fa salaire u 200 000 nga yor commerçant yi yoruñu ay kii ni mu tuddati ay bulletin de salaire te ñoo dàq fay location kuy dàq fay location marchand ambulant yeeg yooyu mais un salarié nga xam ne day léppam da koy calculer. un enseignant nga waxaale ci kër yi xat yi. kër yi tabax yi dañu koy tabax boo xam ne maa yërëm ko mënalul boppam. mais escalier yi da nga lay loué fenn foo xam ne. tey bu incendie am bu lakk amee doo am bu sapeur yi ñëwoon du ñu am sax. ban moyen la ñuy sauver nit yi. dama ne tey jii bala ngaa dugg ki jël kër. normalement am na ay affaires yoo xam ne loi bi wax na ko yoo xam ne ca ngeen war a jaar yow agence bi war a yor borom kër gi bala ngeen a jël kër gi mais duñ ko man du ma ko def borom kër gi du ko def dañuy ñëw rek xaaj bi dugg na kër gaa ngoog ñu won la ginnaaw dem sa yoon taw bi ñëw kër gi inondé kan moo lay fay te ñi nekk ci inondation itam war a fay nekk loolu tam beneen problème loolu doy na waar waaw wax leen ci ñu ngi ci inondation seen borom kër yi ñu ngi leen di laaj xaalisu weer bi waaw mais te yow man fa ma dëkkoon sax mënatuma caa nelaw te dama ko war a fay xam nga tamit rek comme li ma la wax rek xam nga au tout début loolu laa la wax ma ni la séeraay bi ak problème yi du agence yi du borom kër yi du ñuy loué dafa am lu bëri loo xam di nga ko war a décortiquer ñii dëkk fu taafi en général
fa ñu tabax sax nit waru fa woon tabax xam nga. loolu nga foog. moo ne nit waru fa woon. mooy waxu moo ne nit a leen ko jaay. waaw mi ngi noonu. loolu mooy problème booy jënd nga xool li ngay jënd. parce que tu peux pas prendre des millions. sànni ko foo xamante ne day def ay ndox agence yi dañuy jaay terrain de. ñëppay jaay mais yow miy jënd yow mi yore sa xaalis daal. waaw yéen fa dëkk dégg naa fa dëkk neexee fii Almadi ci boppam day taa. man sama kër Barke Demba Ndiaye ci taw bii moom année bii moom ndax sax moom li ñu am moom nañ ko sant yàlla. waaw tey jii yow soo ma looyee mu taw. ba kër ga fees dell. yow agence bi loolu lan mooy nekk sa taxaw. dinañ ñëw masawu la xool ñu la mën a jàppale. ci naka ñun buy taw du ñu nelaw. loo may jàppale fobeere waaw. da may jàppale ci fobeere. dinañ la fobeere parce que ndox mi ñun kër yëpp la ndox mu dugg. Eva agence bi nee na fobeere bi damay jàppale waaye. mën nañ la masawu waaw ba tey rek. weeru dee dama fay ma jàppale ci fobeere waaye weeru dee ma fay. di nga fay kay. borom kër gi xanaa xamoo weer bu dee mu fay banque. waaw yow banque xamul ni. kër gi nga luyee ndox dafa dugg wala ndox dugg fa. mais su amoon est-ce que defoon na fa assurance. assurance booy dugg yow ci sa bopp am na contrat boo xamante ma teg la bëriwul nag kër yi nga xam ne dañ leen dem assuré. da nga defe naa nee nañu sax boo dee def assurance da ngay assuré ba pare jox borom dox kii dëkk wala da nga koy utal yoon bi pour mu dem assuré. booy dugg da nga war a assuré yow miy luyee fi ngay dëkk da nga ko war a assuré. d'accord boo jëlee assurance. incendie wala tout risque lu mu mën a doon lu fay yàqu assurance moo lay fayat. boo inondé. waaw borom kër yi tamit ñoom ñi ngi assuré seen bâtiment assuré nañ ko de. du ñu assuré assurance bi nga xam ne borom kër gi moom la def. concernant moom bâtiment am la moom. bokkul ak déedéet bokkul yow nag yow yaa war a assuré. sa matériel bi nekk ci biir. en cas de inondation wala d'incendie wala yu kenn xamul yooyu yow mën nga assuré sa bopp. mais borom kër yi dañuy assuré seen immeuble yi. dañ koy assuré yow booy dugg si ci compta bi duñ lay wax nee la da ngay war a jëli ji assurance mais duñ ko mus a jël boo jëlee assurance bu ndox yàqee sa kër assurance moom moo lay fay lu ma la mën a wax daal mooy agence moom. mais xam nga problème yi ñi am ak borom kër yi. moom assurance ba sax assurance yi gën a parce que yaa nga naan assurance ñoo gën a turian agence. dolli agence assurance ñoo gën a turian agence. waaw léegi agence yi ñu turian dama ne assureur yi ñoo gën a turian agence yi. waaw agence yi dem assuré wu di fay. ndoy baat boo amee problème du la kii fii nii assurance ñëpp dañ ko. mbaadu dañ lay ne lii figuré wul ci contrat tey jii laal bëgg xam su la wóoroon ni tey jii soo luyee fii soo assuré wul kër gi police ñëw ñëppay dem. xam na ni police du ñëw moo tax kenn du ko def. oto yii nga xam ne tey jii soo assuré wul police jàpp la ñëppay dem bindu ji demuñu pour assurer oto bi dañuy dem pour police bañ leen a jàpp parce que suñu defee choc it bala leen a assurance di fay soo moytuwul sa sët ba nga xam ne moom. say sët beneen affaire la kon Sénégal qui doit faire un effort. Sénégalais lambda moo ciy dee rek sànq ba tey waaye Ndoye Bane li ñu mun a jàpp mooy affaire foncier moom de A à Z état bi moo ci war a taxaw. teg ay loi de part et d'autre ku ci nekk xam naka ngay defee keroog maa ngi for ci waxtaanu Charles Faye defe naa am na lu mu wax ba ne bu ñuy fay sax ñu dem ca mairie ba dem fay bu ko defee yeneen bàyyi maag maire bi monsieur le maire gi ci koñ bi xamul ñaata locataire ñoo nekk ci quartier lu tey wool benn maire yi nga ne ko ñaata buntu kër ñoo am sa commune du la ko wax ñaata nit ñoo yeewoo sa commune du la ko wax ñaata locataire ñoo fi ñëw te tey ji chef de quartier bi war na def tey ji ku dugg si ci koñ bi di fi loué mu ñu kër koñ bi kat am na gan Ndoye Bane dugg si na fi loué na fi tey ji à partir de 1er décembre sooy génn mu xam ne génn ko soo duggee mu xam ne dugg na mais agence bi day dugg ci biir kër gi ci biir quartier bi am fa kër di ko loué ko Ndoye Bane te chef de quartier bi du ko yëg Ndoye Bane xëy suba jaay fa dorog très bien yàq koñ ba bis bu fii ak Ndoye Bane daanuwul waa koñ bi duñu yëg ni Ndoye Bane a ngi fi woon di jaay Ndoye Bane jigéen ji ma nga France turandoo wi Roqaya la nee na wax dëgg yàlla du bailleur yëpp ndax moom wax dëgg yàlla jëflante nañu ak benn bailleur boo xam ne bi ñu ñëwee benn weeru caution la leen laaj nee na kon mi ngi bailleur boobu xanaa àjjana la jóge waaw nee na benn weeru caution rek la laaj 2 mois yi sax du ñëpp tey nee na ma tegal la ci kër gu bees tàq la woon bailleur boobu tey jii dafa amul agence su bailleur bi amul agence xoolal xam nga Eva même boo amee un bon profil mooy que yow leer na ni lii ngay jël mën nga koo fay sax wax ji du bari 1 mois de caution sax mën nga ko joxe dugg waaw mais tamit il faut ñoom ñuy garantir seeni bien parce que en général 2 mois yi ngay kaas sax ñu koy joxe en général
fa la ñuy tëddaat 6 mois 7 mois yoo xam ne duñ la fay. loolu moom genre affaire bi daal ni ma ko gisee. kii nee na waaw madame Ndour xanaa ma jël téléphone soo ko nettali li kii wax salaamaaleykum. ajaratu bisimilah. maa ngi la koy delloo bu baax a baax. gan gaa ngi nii di ma nag dama ko doon bëgg wax ne. waaw li mu wax loolu la. agence yi nañu ñu dimbali ndax ñun man dama nekk àll. dëgg. fexe ba tabax sama kër yàlla rek xam ni ma ko tabaxee. ndeysaan jox ko agence bi nag def ma lu metti. agence bi ci boppam locataire bi dafa tukki dafa dem Portugal. ah. bu gannaaw ëllëgee mu ne ma dafa tukki ñëwagul. lan ma fay daal ci kër ga yàlla rek a xam. ñu toog au bout d'un an voisin bi moo ma woo. daal di ma ne yow de sa kër gi kenn nekkatu fi dégg nañu fenêtre yaa ngi dal buntu yaa ngi dal. dëgg la te fan yi dafa ngelaw seetal. ah man nag bitim réew laa nekk ma daal di leen contacter ñu daal di ma ne waaye effectivement dem nañu seeti voisin bi dafa daw. voisin bi daw nag sama presque 9 mois de loyer ñu ne ma dem nañu tribunal ñu nekk ci ba léegi nag dama sonn rek bàyyi ndaxte woote naa ba bëgg a dee mënatuma. bàyyee naa ak yàlla nag. agence bi ma def ma tabax sama kër. di jigéen. yàlla rek ko xam. agence yi nañ ñu dimbali. ndaxte bu ñu fa nekkulee ut lu ñu am ca dëkk ba ku ñu jàppale la ñu bëgg. dëgg la fii nag metti na. dëgg la metti na trop. loolu daal laa bëggoon ku ñu ci dimbali. dëgg la agence yaa ñuy sonal. ndaxte bu doon def tabax sa kër wàcc ko ut koo ko jox. xëy na sax mën nga wàcc sax say famille d'accord mais boo demee ba di ko jox agence. c'est parce que da nga bëgg kii ray. lu jaar yoon. waaye waaw. di jéggalu ndax li ma lay pare voilà. ndeysaan jaajëf li mu wax am na solo. massa coono baan li mu wax ni day dale nit ñee ngi jóge ci sa kër di toxu ndax gestion bi nga xam ne moom la agence bi nekkee ak ñoom tax ñoom ñuy toxu fii yàqu na te borom kër gi war a defar moom newu fii ngeen bañ ko ñëw defar mujj bi nit ki ne leen moom dafay génn keneen ku dikk itam fekk fa même problème bi bu ëllëgee mu toxu ndaw sa day toog fële ca tugal ne man damaa tabax sama kër ba mu baax te kenn dëkku fa ndekete seetaatal itam agence bi nga ko dénk di dem ci agence yi war a góorgóorlu nit ñi dañoo daw da nga daan lu tabax sa kër jox ko bàyyi caabi jeeg sa papa ni ko luweel ma ko sa papa di luwee di lekk ak di luwee di wër di takki jabar wala nga jox ko moom bàyyi def na loolu wala nga luy jox ko sa ndijaay waaw pour sa ndijaay di la ko luyeel mu ut di la denc xaar bi mu utal loo yumpaañ looloo tax tey jii gars yi bàyyi loolu lépp dem ci ñoom madame Guèye mii dëgg jox leen seen kër ñu la géral ma xam nga su yàlla defee nga tombeek madame Guèye yàlla bëgg na la dimbali la dina la gérer sa kër bu baax a baax a baax waaye su yàlla demee nga dajeeg agence bu mel ni Babacar ak am ak seen Diagne Aline Diagne mi nii doo encaisser dara dem naan la waa ji ki luy kër ga dem na Portugal dem na Guinée dem na Gambie fekk ñoom waajaa ngi ci dëkk bi di fay ñuy encaisser di lekk bari na agence yu baax a ngi fi mais bari wuñu dégg naa créé nañ fédération c'est bien ña nekk ca fédération dama bëggoon nga laajal ma ko est-ce que fédération bi bu beneen waay bu yor agence wàccee yoon c'est ça da ngeen dem seeti ko wax ko ne li mu nekkee du dëgg du yoon daal la leen ko dul mënal danaa parce que boo bokkee ci benn ordre boo defee dara buñ la kalaamee foofu dañ lay sanctionner est-ce que yéen naka ngeen di def noonu la léeg-léeg sax ñu am koo xamante ni yu mel nii daf koy dal mais dañuy jóg dox ci ñun dañuy jóg dox ci wax ci bu fekkee ne da nga jël xaalis jàmbur di nga ko delloo te léegi fédération biñ ko créé ba tey ñu bëri léegi liñ ñimee woon sax ñimeetuñ ko ci fédération bi waaw kañ ngeen ko créé fédération bi taxawal nañ ko yàgg na fi mu ne ñu ngi ci suñu 4e année ba tey yàgg na ba ñu wàññee location ba lañ ko créé pour faire face pour bañ a wàññi. léegi tontul bi. non c'est ça. waaw Ndoye Bane man daal noo gën a jukkee rek mu may gën a neex. 2014 la non. tontu ko. 2014 président dafa wàññi location bi. président dafa wàññi location bi ñu ne xaar ñu créé fédération. pour lànk bañ a wàññi. oui déedéet Ndoye Bane moom xam nga day. déedéet Ndoye Bane day sànni xeer rek. waaw mais coïncidence boobu tam. déedéet du coïncidence mu ni woon 2014. ñun 2014 sax fekk na kii guñu. wàññi location yi nga xam ne loi boobu taxawoon na fi. waaw loi boobu taxawoon na léegi noo ko gisee loolu ndax saa yu. xam nga Eva li ma lay wax la gis nga bu njëkk ba booy tabax doo jël entrepreneur doo jël architecte doo jël léegi bâtiment dafa laaj loolu yëpp moo tax bâtiment yi dafa cher
dafa cher ba pare kii jël tamit bëggul dugg n'importe où ndoy baan mi tey boo koy luyee ma ngi la naan baie vitrée yi yu rëy laa xam naa ni yaa ngi sama dossier. déet yoruma ko yaa ngi sama dossier déedéet yoruma ko billaay yoruma ko naan na séjour bi nii laa bëgg mu mel. dama bëgg un grand salon dama bëgg une grande chambre à coucher nangam loolu yëpp ñun la ñu jóg tegal la ko ci plateau ni la mi ngi nii nga dugg kër jàmbur génn yàq dem sa yoon am fa ay arriéré de loyer doo ko fay affaire bi li olof di wax cin bi côté bu nekk lay baxe côté bailleur yi am na problème côté locataire yi am na problème léegi nag kenn rek moo mën a saafara mbir mi mooy l'État parce que booy xool kër sax dafa amatul. parce que mbirum foncier kër moo amatul mbirum foncier. faaw état ne ci sinon. il faut ne da ngay def lu comme que ñu ngi wax seen kafeeru 10 000 logements yi defe naa ko man ñaata 1000 logements. logement social yi xëy na bu ñëwee nag logement social yooyu nag buy génn chaque année loolu rek moo mën a régler affaire bi parce que. bu fekkee ne logement jamonoy HLM ak SICAP ñu ngi nuyu Mamadou ñu ngi doon sant yàlla bu baax. loolu boobu temps ñu ngi doon sant yàlla bu baax mais léegi nii. kër yi bëreetul sax affaire yi day gën a gis nga affaire yi day kër yi bëreetul léegi état rek ndax SICAP ak HLM yi ñu ngi taxawaay bi woon loolu yëpp lu ñu bëgg a xam SICAP ak HLM taxawuñu taxawaay bi kañ nga gëj a gis ay SICAP ay location vente ak yooyu ay gëj naa juddu kañ ay defe naa Sacré-Cœur la ñu kon léegi promoteurs yi daal ñoo ne ci làmb promoteurs yi daal mooy agence yi rek ci agence yi ci bëri ay promoteurs lañu mais ñoom est-ce que nekkuñu ci banlieue bi nekkuñu ci côté Petite Côte bi ay njaxirat ak yooyu defe naa ña ngi fay defar ay SICAP ak yoon mais fi ma bëgg a ñëw mooy yéen agence bi li gars yi naan enquête de moralité war ngeen koo def bala ngeen di jox nit ci kër gi maanaam dañ koy def Ndoye Bane day ñëw jël kër dëgg la ak xaar ma dem ci kër Ndoye Bane fa mu jógee war a ñëw fii ma xool fa mu jógee xool ba xam ñun dañ koy def Ndoye mais est-ce que xam ngeen ne itam am na ñoo xam ne jàpp nañu seen njàmbur ba nga xam ne boo dikkee di laaj lu fi Awa Diop nekkee woon duñ la ko wax. déedéet ñun duñu def dañ naan loolu la sax dem na suñu yoon newut ci moom. déedéet ñun duñu def loolu sax ñun on a un fiche de renseignement agence yëpp. sur la personne. waaw soo ñëwee tu dois remplir la fiche bu fekkee ni say critères correspondre na ak li nga bëgg a jël ñu jox la. su fekkente ni correspondre ñu ne la ça n'a pas été retenu. d'accord parce que c'est pas nous qui décidons hein. dañuy xool say critères ak yëpp mais on fait monter l'information. ñu ci bëri propriétaire moo naan joxeel wala bul joxe c'est pas agence mooy ñëw rek kii am na ci propriétaire yoo xam ne même bu ma ñëwee sa agence. nga ne ko Koura Diop mii moo bëgg a louer. da nga ko wax propriétaire na remplir fiche de renseignement bi ki kan la. waaw voilà am na ci ñoo xam ne nag du ñuy signé ak yow rek dem parce que nekkuñu fi bu boobaa yow yaay xool ndax kii ay critères am méngoo na ak kër gi nga jox ko. mais ñu bëri fiche de renseignement boobu da nga leen di wax mettez le dernier numéro de votre bailleur. duñ ko def ma laaj la daal. ñaata la ñuy loué kër benn kër goo xam ne tey ñeenti néeg la ak saal ci Ndakaaru Njaay rek. ci Ndakaaru nag Eva. côté yëpp. wax ma côté yëpp rek ma xool. côté yëpp bokkul. waaw tey bu ma la waxoon Médina. Médina ndax amatina kër gu ñuy loué. Médina moom gisuma fa sax kër bu. Sacré-Cœur xanaa ay appartement Sacré-Cœur yi ñu ngi ci 800000. d'accord. lan mooy 800000. très bien. kon point moom itam. lu nekk Sacré-Cœur mën nga fa am ça dépend rek Sacré-Cœur mën nga fa am këru 1,5 million. mën nga fa am këru 800000 1,5 million bi par weer la. waaw. mën nga fa am 800000 te mën nga fa am 300000. kooku Marie Camara laa fay dëkk. kër 2 millions. ak mooy kër loo leen wooyee kër. villa. une petite villa te du nekk bu mag de. du nekk étage terrasse lay nekk wala mu nekk. ça dépend rek Eva mënuma lii c'est li affaire bi yow yaay dem ba xam li nga attan ak li nga bëgg nga ñëw ñu wan la. très bien nous nag dans notre portefeuille on a du tout hein. d'accord. man na xaw ma nit ñoo xam ne muy fayee 800000. yow tamit te yéen dégg naa lieu étranger yi moo leen. bàyyi ñoom Babacar ak ñoom am de. non man de sama. dégg naa étranger leen gën a. est-ce que du ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci yeneen dëkkaan yi tey ñëw Sénégal di jël location moo waral tamit suñu loyer cher lool. xam nga rek Dakar moo nekk presqu'île. ndax loolu rek la xam nga offre bu demee ba offre bi dem fa supérieur à la demande. xam nga loolu mooy wàññi loyer bi mais fi mu ne ñii wut dafa bëri. te kër yi bëreetul. demande bee ëpp. demande bi moo ëpp. kër presque amatul léegi booy xool nit ñi il construit en hauteur ay appartement moo fi bëri mais villa presque bëreetul.
xale yëpp xale lu appartement la ñu gis nañ ko de macha allah. madame Guèye kontaan nañu ci recevoir la. gis naa ne nangu woo topp Ndoye Bane waaye nag Ndoye Bane bëgg nga dégg fu mu ne nii bu caméra yi offee ma ne ko yow loo wax dëgg la yooyu laa koy def. kat dafa bëgg ma indexé kenn te ñun yooyu taxuñu fee toog ñu xool rek nu ñu fexee ba nga xamante ni état bi dugal ci loxoom ba nga xamante ni kii loué mais état bu mu ko yéex a def mi ngi seetaan lu jarut a seetaan mi ngi ñëw nag li ma gisee nii waaw mi ngi ñëw Eva dina ñëw waaw yow ku la wax loolu président wala soxna Mariam waaw xam naa rek très bien ñu bàyyi la nga tàggoo waaw xam naa gàtt na maa ngi tàggu ñëpp nag ñi ma doon seetaan waaw di la gërëm di gërëm Ndoye Bane di gërëm waa FACIS ñi nga xamante ni dem ba léegi def nañu tout pour madame Guèye ñëw représenté leen fii. dëgg la. voilà yow yaay gérer côté trésor. waaw man kees gi laa yore man maa yore xaalis bi mais xam nga rek. waaw da ngeen a flexible. voilà mi ngi noonu ku ne mën naa dem fu nekk waaw. merci Guèye merci beaucoup Eva may nuyu ñëpp. voilà Ndoye Bane tabax ay cité sax xanaa ci kees gi. war na mën a tabax ay cité. amin loolu la ñu bëgg de. cité Ndoye Bane bëgg nañ ko tabax de waaw bu bari coow. jaajëf ñu ngi lay man sama xel dafa dem ci waa trésor ak waa impôt ñu ngi nuyu bu baax a baax. soxna Mariama Ndoye Dianko moom itam ak madame Sarr Awa Niang robe bi sax nag yaama Dianko laa ko tuddee mu Adja Awa Ndiaye macha allah moom lañ tuddee robe bi ay ca Ndoye Bane. jaajëf di ko remercier madame Guèye. di ko remercier waa fédération bi yëpp. defe naa ni liñ ko laaj yëpp tontu na ci. dëgg la ñu ko nag waxal waa fédération bi ñu jéem a góorgóorlu nag di jéem a wax ak jàppale tuuti askan wi da cee am solo. bu baax ndaxte nekk ci réew di liggéey génnewu demoo fenn wax dëgg yàlla di liggéey di ñaq. di wut foo dëkk. loolu dafa metti depuis 4 mois yi ñuy laaj nit ñi nañ ko jéem a xoolaat waxtaan nuñ ko teggalee nit ñi. parce que 4 mois bare na. waaw dafa bari trop. beneen tamit borom kër yi tamit. bu ñu xool ne banque bi dañoo leb ca xaalis ca banque ba rek bëgg a teg pression agence bi wala ñuy teg pression ki nga xam ne moo luwee këram pour fay bi nañuy lépp lu ñuy def rek nañ ci xool yàlla sunu borom jéem a oyofal su ko defee ñëpp mën a nekk ci jàmm état bi nag jéem a xool nu mu wàññee ciment bi wàññee fer bi wàññee charge yi ba nga xam ne location bi dina wàññi tamit terrain yi pour sénégalais yëpp man bi coow li bare dama fogoon ne ciment dootul cher ciment dafa cher ñaari cher nag waaw terrain yi cher na ciment côté bi mètre carré ku ne xam na lu mu fiy jar voilà xam nga loolu lépp cher na donc ñuy ñaan rek may ñaan rek képp koo xam ne tàllal leen képp koo xam ne amoo kër yàlla na la yàlla may kër waaw ñu tàllal bokk yàlla na la yàlla may kër sama moroom mi amul kër yàlla na leen yàlla may kër ñi am kër yàlla na leen yàlla may yeneen i kër waaye ñu amul kër yàlla na leen yàlla may jigéen ñi yàlla nañ leen tabaxal ay kër di leen ko may di seddal seen xol ngeen ne ci jàmm kenn bañ jooy loolu la leen Eva di ñaanal am kër ay kër yu rëy di jaale sama benn xarit sama maman Emma nekk ca Amérique sama yaay jooju dafa am xaritam bu gaañu fii Sénégal defe naa ne di soxna Astu Mbàkke ab xaritam la boo xam naa ni kooku ku sori woon la ci moom boobu dem ba léegi mi ngi ci waxtaan ñu ngi bokk ak yow di ko présenté suñu njaal maman Emma ci États-Unis moom ak borom këram ak njaboot gi yëpp mango jërëjëf di nga ma may noonu nuyu sama yaay xam naa ne mi ngi may seetaan ci Thiès mère Nogay maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama jëkkër voilà ak sama jëkkër maa ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu xale yi di nuyu ñëpp maa ngi nuyu monsieur Guèye bu baax waaw ak waa Passis sama frère yooyu waaw jaadu na ñu ngi jaale itam sunu ay collègues yoo xam ne baax ba dee nekk ak ñun ci kër gi Cissé dafa perdre waajuram moom itam ak ki nga xam ne it Ablaye Cissé ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko wax rek sigil ndigaale Aïssata si yow itam sigil ndigaale ndax ku la xam ku ne xam ne ku bëgg waajur nga macha allah li tax may kontaan ci xale yi may yi kan ci Maymuna si sœuru Aïssatou si la waa ba tey Adja Maymuna la ci RTS c'est vrai ñu ngi leen di jaale bu baax a baax xale yi daal yal na yàlla yombal seen yëf ni ma koy waxee rek ndax macha allah
allah ñu bëgg wayjur lañ koo ci waxtaanal rek dafay ne bu ma amee ma defal sama wayjur loolu doo nga laa taseel ci télé bi kon yal na yàlla dolli ci ñoom barke bu baax a baax Eva Tra di remercier nag képp koo xam ne mi ngi toogoon jox importance solo lool ci émission bi nga xam ne mi ngi koy seetaan mu jox ko solo ñu ngi ñaan yàlla defar suñu mbir defar seeni mbir remercier naa Bamana Couture ña nga nekk ci 77 321 08 74 77 321 08 74 di remercier aussi Ndeye Ami Coiffure merci pour la jolie coiffure waa Rotonde yéen xam ngeen ne man yéen laa tippo saa su ne yal na nu yàlla may dégg ak topp incha allah suba ñu gën a yaatalaat émission bi toujours muy wareef ci biir télévision Futurs Médias